di nuyu journaliste yi di def ne tey bis bu rëy la bis bu màgg la di leen gërëm seen teewaay ndax bu ngeen gisee tey lii du waxtaan bu ordinaire du conférence de presse bu ordinaire ndax comme ni ngeen ko xamee fukki at tuuti na mais lu rëy la histoire Sénégal ci taarixu Sénégal fukki at dañ koy fêté 23 juin 2011 23 juin 2021 Zakaria pa moo di lu rëy ngi noonu bis boo xam ni bis bu màgg la woon bis boo xam ni bis bu rëy la woon ci Sénégal yi Sénégal yi taxaw ni lii gouvernement bi bëgg a def mooy président buñ koy fal day yóbbaale kenn mu nekk vice président heure bu ko neexee même bu dee ñaari fan la mën na démissionner vice président bi toog place am yow président mën nga am confiance su Sénégalais yi ñu bëgg la fekk bëgguñu vice président bi mais dañuy fal nga yóbbaale vice président bi as tuut nga ne bàyyi daa màgget naa wala sonn naa vice président bi toogaat juróomi at te élection du am loolu la ñu waxoon ñoom ñu ne lii kat am na lu muy nëbb mën nga déggal sa doom ci sa ginnaaw wala sa rak wala sa jabar wala sa xarit fekk Sénégal yi bëgguñu ko bu mooy premier point li indi 23 juin deuxième point bi mooy ñu ne boo amee ñaar fukk ak juróom ci téeméer bu ne ki ko am képp le am loolu day jàll nekk président du Sénégal boo amee ñaar fukk ak juróom ki am fukk ak juróom-ñeent ki am fukk ak ñaar ki am juróom-ñett et cetera ki am ñaar fukk ak juróom day nekk président Sénégal ñu ne lii nag Moussa ngi lay nuru mani dañoo bëgg a nax ndax président buy soog a pare am ñaar fukk ak juróom ci téeméer bu ne da koy yomb ndax administration bi la fa nekk parteem ak alal ji bi yore mënul ñàkk ala kuli ali fanweer loolu nag xam naa sondage yi wane woon nañ ko président bi xam ne mënul am 50% mu ne léegi ku am 25% rek da ngay def président Sénégal léegi déedéet kay ñoo bañ ñoo lànk parce que mënuloo juróom-ñaar fukk ak juróom ànduñu ak yow nga am ñaar fukk ak juróom war a commandé yeneen juróom-ñaar fukk ak juróom loolu yenul maanaam amoo sax mocce bi loolu moo indi 23 juin pour ñi nga xam ne yeen xale yi soog a am âge pour voter nga xam ni booba 8 ans rek ngeen am 8 ans mënoo xàmmee mënoo ràññee waaye ràññee leen tey xeex bu rëy boobu ñu xeexoon ci jamono boobu ñoom Pa Mody ñoom Zakaria ñoom Grand Wane ñoom Jules Seye ñoom Amath Dansokho yàlla ko yàlla yërëm ñoom Ousmane Tanor Dieng yàlla ko yàlla yërëm Moustapha Niasse ndeysaan jël ko ak xeer bi téye xeer bi mu assemblée nationale Macky Sall mu ngi fa toogoon ak Marième Faye Sall ndeysaan di buuxante ci buntu assemblée bi Alioune Tine ñu blessé ko fa agressé ko yanaa maa ndeysaan mobilisé ñoom it soo seen yu kukk ndeysaan xale yëpp ñëw ñu ne lii du fi am ñëpp ànd ak nag seen serviteur ma nekkoon ci biir nekk ci biti mobilisé ci ginnaaw ci biti ci biir ba janloog téeméer ak fukk député ak juróom yoo xam ni bëgguñ lu may rendement ndax ñoom lu président wax rek dañ koy guux nañ président loo bëgg lañ bëgg looy bëgg nañ ko ki jël parole ni lu président wax la ñuy wax lu mu bëgg la ñuy voté bu la ñu sonal ñun ay député président lañ yaa ngeen dégg loolu di gars yi
man leen man nag président ñoo àndoon mu def ma ministre après yóbbu ma assemblée ma nekk ci groupe parlementaire bi nga xam ne moom la àndal suma grand Doudou Wade maa ngi koy nuyu jiite ko waaye ba ma gisee loolu nag ma ne ah Sénégal ma gënal président Sénégal ma gënal ay ndombo tànk président commission laa woon yore rang de ministre ma teg ko fa nga bu ñu paree lañ ma dàq indi bale bu sax defee mu remplacé ma waaye Sénégal ma ko jaral oto 2 oto laa yoroon ñaari oto ñu nangu benn bi 1000 litres essence ñu nangu ko ma am 200 litres essence sama salaire ëpp na 2 millions ñu teq 1 million nangam waaye Sénégal ba ma ko jaral waaye ki nga xam ne moom dafa fere bay dàq place am xale yi naan ko oh Sonko lan la def ci Sénégal gi dañ ma ko wax xale yi dama bëgg ngeen yeewu moo tax tey ji de bis bi moom ndax seytaane loo xam ni seytaane boo xam ne la ku mën toj bopp nit la xale yi ñu lay waxal 23 juin bi ñuy xeex ñëpp mobilisé paa yeeg maire yeeg ñëpp ñëpp bunt assemblée saa waay Ousmane Sonko tegale ay tànkam bureau am tal climatiseur am bloc fiscal sorewul assemblée nationale bëggutoon sax li ñu doon wut ñu am ko ndax booba mu ngi ci digg système bi di sàcc suuf di jaay suuf xam ngeen ni bi jàppee Tahibou Ndiaye dafa dem seeti Mansour Faye pour intervenir ci Macky Sall pour bañ ñu jàpp ko sa waaye du wax dëgg bukk ñu wax ko mu ne masul gis Mansour Faye seetlu naa ne boobu léegi affaire boobu kenn du ko waxati ndax da koy toroxal ponkal mu fen mag mu fen masuma gis Mansour Faye ñu génn fu ngeen di waxee foo toogee ak moom yow nga wax ko sa bopp xamatoo looy wax gàcce di la bëgg a rey donc moo tax doo dee kenn tegaat loolu dañ koy nëbbal moom dañ koy nëbbal ay njaaxumam ndax ay saagakatam loo wane ci moom lu bon ñu saaga la waaye man comme saaga du ma takk fenn te damaa dërkiis bu ñu saaga ba pare day nekk parfum ci man ma di leen caw yu metti ñu ne léegi li des nag mooy nañ defaree ko waaye man tant que yàlla wax dama war a dee du ma dee nit ñi gëm la yàlla te am fulla ak fit yàlla mooy rey donc mu ñëwaat ci 23 juin bi ñu xeexee ba am lu ñu bëgg gouvernement bi ci débat yu tàng jël naa juróom yoon parole di yéexal affaire bi ndax boo nekkee juriste xam règlement intérieur bi xam lan mooy question préalable lan mooy motion préjudicielle lan mooy intervention sur le texte le rapport ak intervention sur le fond yooyu laa jël di ko jël di ñëw di wax ñuy voté ko voté waat mu dooraat beneen motion préjudicielle yëngale assemblée bi ñëw voté waat ma menacé waat leen dëkk bay tàkk bu ñu koy Farba Senghor di tàkk saxaar si di ñëw ci biir fi ñu doog assemblée ma ne le peuple est dehors c'est ça le peuple sénégalais il fera face kooku boo nga demee ci Google léegi gis ko boo demee YouTube di ko gis depuis le 23 juin bi ne Me El Hadji Diouf ma ne gare à ceux qui le voteront gars yi xoolante waat ma leen ci gars yi laa jóge de dara du mën a seet tey retrait rek du projet de loi keroog gars yi xam nañu am nañ ci biir seen mbër bu ñu ngemb te junni yabe téeméeri ndàngam député ma taxaw man kër jàll ak ñoom ñu dama saaga dama yekk lu mel ne xeme ma taxaw zen jàll ak ñoom loolu la Zakaria da wax léegi loolu la Pape Moussa doon wax léegi parce que ndaw day man ndaw moo nekkoon ci biir gi dem dama saaga rek man ne du ma jël parole kon sama waay mën naa am ñu wote ko ba daw génn dem seen yoon te bi nga wote woon Sénégal tàkk il fallait faire face kenn bu ñuy génn du war a moo ne ma génnal yóbbu xale yi boobu xale yi ñu may réclamé ci biti te député beneen bu fa jàll da leen ren ni
bi ma ñëwee dañ ma yëkkati tuuj ma sama tànk laalu suuf ni ma nañ dem pale ñu fal la président du Sénégal ma ne déet comme la ma di wax dama marché sur des cadavres pour dem au palais ñu ma comme Sonko sëñ Mountakha nee na ko wutum nguur jarul bakkan benn rek boo rey rek safara la benn bakkan muñ faat sëñ Mountakha ne ko safara la xalifa général des mourides yàlla fi yàgg ci wér nag waaye xam nga Karim Wade dafay jaaroon ak Khalifa Sall moo tax mu ne ko ma ne loolu politique la politique ak prison ñoo ànd waaye wutam nguur jarul benn bakkan benn bakkan parce que yow mënuloo defar bakkan waaye waa ji daa bëgg nguur ak a bëgg nguur Ousmane nguur matul xam nga nguur mbuum xam nga nguur baase yaa bëgg nguur bi dof mais nag dof wala mu yaa ne na dof gaalam du teer de waaye famille teer du neex mbokk yi waa ji moom ba ñuy xeex mu ngi toog bloc fiscal mais mu ñemee ñëw naan damay def appel bu mag pour le 23 juin nañ dajaloo place de l'Obélisque waaw xam nga koo xam ne yow tooñ rek mooy sa liggéey tooñ moom defe naa ni bu dee première question bi ko malaaka yi laaj mooy sa waay daa nga tooñ de lu la ci xiiroon mën ngaa tooñ de boo lakkul kër jàmbur yi yaa ngi tooñ boo rayul it yaa ngi rey nga taal nga fen nga yow bon nga de Sonko yaa bon Sonko moo bon Sonko seytaane Sénégal la billaahi seytaane nag dañ koy gérer safara la bala muy taal dëkk bi bu ne day oote suñu place ñun te xam ngeen ni fukki at la ñuy feete Zakaria déposé woon na demande bi mu Ousmane Ndiaye F23 F23 demandé place le 23 juin pour le 23 juin xanaa kay loolu yoon la M2D mouvement pour la dictature et la déstabilisation du Sénégal ñooñu ñoom mooy mouvement bi nga xam ne ñoom ñooy ennemi Sénégal ba pare maa ngi lancé un appel à Khalifa Sall ak Karim Wade ñoom ñoo wax M2D maa ngi toog sama kër dialogue télé bi Ousmane Sonko sogee génn gendarmerie section recherche ñu ne M2D du nangu benn yoon ñuy amnistier Karim Wade ak Khalifa Sall mais boobu léegi xam naa on est hey yéen ñi ñoo ànd wax ngeen lu garaaw de dañ koy nëppal comme affaire Mansour Faye bi waaye wax nañ seen xol dañ ni le M2D n'acceptera jamais l'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall parce qu'ils doivent des milliards au Sénégal et aux Sénégalais ñoo ko wax pourtant ñoom ñoo wax naan condamnation yi ñu def Karim Wade ak Khalifa Sall jaarul yoon ba dem sëñ Mountakha naan ko dañu leen a jaay doole xoolal ma ñi ñu mën a fen mën a kàcc ñoom bu leen arrangé ñu ne loi bi baaxul justice amul Sénégal bu leen arrangé pour Sonko moom kenn nekk candidat Khalifa du dugg Karim du dugg ñu ne ñooñu kenn du leen amnistie ndax dañoo lekk xaalis Sénégal waaye ñi ku ñu yàpp et Sonko yàlla musal ci yow mais il faut que nit ñi xam kii Hitler ni la naxee woon Allemagne yi ba jël réew mi jël Allemagne Marine Le Pen noonu la bëggoon naxee français yi ba jël France discours démagogique à l'endroit des jeunes désœuvrés xale yi amul dara ñu ñàkk seen liggéey ñu amul dara moo ne moom moo leen indi liggéey nan la koy joxe liggéey ana milliards yi muy jox xale yi ana poste yi kàcc rek fen da ba nëb xale boobu may ne nit ñi ni ñu ko ragalee waxee la ñu ne yow ko woon doo dara tekki woo tous fi nga ñu fekk ñuy xeex le 23 juin xeex avant xeex après yow nga ñëw barki de moo ñaay fen a fen fi noonu liggéeyee impôt domaine di génnee ay naan diw fayul impôt alors que am nga obligation de respecter le secret professionnel mais xale bi buy fenn ko tey fenn ba nëpp
lépp lu mu xam da koy génne même lu mu xamul da koy génne 94 milliards yi fenn rek la barke alxuraan nee naa ko doo ma sa kii de preuve ba naan bu ma procureur ooyee ti moo dàq mën a weeje moom mu ne procureur du dara ministre bi du dara doyen des juges yàlla ko yàlla yërëm Samba Sall mu ne du dara mais quand ça l'arrange mu ne nañ bon quand ça l'arrange ba bi ko ooyee mu ne wujjiwu ma maa bañ du ma wujji waaye mu ne sama sëriñ ak samay avocat nee nañ man dinaa wujji ko dara wujji ba léegi wujjiwul te tamba mbaalu di yéexantu ku ñu oo 9 heures du matin mais Sénégal yi du yeewu 9 heures lañ ko oo juge bi 9 heures moins 8 maa ngi koy xoolee mu génn këram toog ci oto bi ba 9 heures heure ba nga xam ne juge bu la wooyee juge bu la wooyee avant heure bi mu la wooyee da ngay toog heure boobu jotee rek greffe bi day génn nii Lamine Ndiaye Ousmane Sonko gën a oui mu ne entré yow yaay kat citoyen bu ko juge wooyee day daw mais bala may dee Sénégal yu naa fekk yu bëri naan ma waaw war nañu ko ne fu muy jaar ma ne yéen da war xamu leen dara ba pare naa fekk ngeen moom waroon na débrouiller wu ba 9 heures fekk ko devant le bureau du juge wala déet muy tama mbaalu ma gis reportage benn journaliste maa gis muy dox nank baxa yoxo Sen TV moo gënoon a gaaw oto bi barke alxuraan maa ngi tëdd sama la di sa day dox ba yàgg mu taxawaat di dégg oto bi oto bu doxee une minute taxaw 10 minutes kii daan Sen TV en direct dana su daan waaw ñu ngi toll fii ci booru direction Sonatel mu daal taxaw atel carré waa ji di yërndu di xool xale yi di leen def nii comme ça xale yi daw di ñëw comme télé bi en direct da koy def nit ñi di ñëw ko at ba mu am attroupement ba mu dugg Mermoz ay midi 9 heures ba midi diggante raay tali bi rek moo dox diggante si la kër góor gi ak Mermoz tali bi mu def fa 3 heures et demie de temps mais ba léegi rek constaté nga ragal Sonko ñeen ñi dafa liggéey ba ñu dof ñeen ñi amuñ benn personnalité amuñ jom amuñ xel ay dof lañu ñu ne waaw mais Sonko pourquoi yu forcé pour jaar corniche yow d'abord tammaa mbaalu nga de 9 heures à midi et demi te juge bi 9 heures la woo kon tu respectes même pas le juge institution judiciaire bi faale wax nee nga doo wujji effectivement bëggoo wujji kon wujji woo deuxièmement bi nga tollee rond point Mermoz boo dee Atepa Goudiaby ñu ne boo Sonko yow kaay jaar corniche boo gën a gaaw mu ne noonu nii laa jaar yoonu université yoonu Tilène yoonu Sandaga soog a tourné Pétavin soog a dem tribunal waaw kii kan la yëpp naa fekk yu bon naan waaw war ñu ko seetal fu muy jaar mais Sonko de xam naa ne am na sëriñ bu liggéey Sénégal yu bëri dof idiot comme lui dégg nga ma de yow képp kuy wax loolu fen nga ndax képp kuy wax loolu ma nga dem ci benn intersection wala benn tali alkaati di la non c'est dévié jaaral nii kenn ku nekk ci ñuy wax loolu mas na dem ci tali feu bi tàkk alkaati bi doo nga ne feu vert mu ne doo dem ni kii bi kii fil bi nañ ñëw taxaw ñu bloqué bien que feu bi tàkk na vert ñu bloqué oto yëpp taxaw di jàllale kuy def léegi Fann hôpital Fann di nga boo yéeg VDN da ngay souvent ñu bloqué oto yi sans xool feu bi ba ñu jógee booru morgue ba jàll ñu jógee ci corniche bi après ñu war a dem kër Abdoulaye Wade jàdd ni point ak ñi dem hôpital Fann alkaati boo yox ku def fi ngay jaar kenn mësu ca teg baat mel ni Sonko pour la première fois moom lañ ni fii waroo fee jaar moom daal mooy Sonko yow Sonko yow Sonko muy kan mais Sénégal yi yeewu leen depuis quand bu la policier waxee jaaral ni nga ne du ma jaanoon man maay Sonko yow yaay kenn Sonko yow doo tus yow doo dara yow tekki woo dara yow doo président sax doo fi mu jaar président dañ koy xàllal fi mu jaar président gouverneur du palais mooy xool fi président di jaar ma jàngale loolu ne ko naa ministre président sax doo fi mu jaar moom dañ koy wax fii ngay jaar yow doo président sax nga ne léegi man fu ma neex laa jaar maa gën a fool président Sonko dof na de
mais dof na ba pare kii bu jëloon nguur gi day kenn yow jëlagoo nguur koo ci saaga bu la carte waxee li nga bañ bu la procureur wooyee nga ko daw ma bu la gendarme wooyee nga saaga ko respecté woo benn institution Sénégal yu naa feq yi naan dañ ko war a bàyyi bu jaar fi bëgg a jaar ma ne mais ñi ñoo nul ko wax mu ne naa feq nga wala xamoo dara wala bàyyi ma nga ndax d'abord yaa doo dox ci tali bi xëy na ma soo dugg ci oto même sareet xanaa bi ne taxaw di nga taxaw ñu ne bàyyi ji jàll nga ne ma non alkaati bi ne sareet bi na taxaw mais sareet bi da jàll fi da jàll ndax sareet bi boromam Ousmane la tudd sant Sonko yàllaa ko yónni prophète la moom dañ ko war a defal li mu bëgg ay kay yeewu leen mu ngeen di nax rek di dox seen kaw maayin boobu bu koy wuy ji juge bi ndax boobu mandat de dépôt bi la doon ba ñu dem ñu jox ko mu fanaani Rebeuss aka yeewu foofu muy dof doflu di dof doflu ba léegi demul ci juge bi boobu tàppet naa dem ci juge bi boobu tàppet naa dem bu ci juge bi di jaay muus naan fii lay jaar ay dof naan dañ ko war a bàyyi mu jaar fi bëgg xamuñu sax li mu doon def booba alors kooku seetaane bu mel noonu taxaw naan ku ma mbéj la di appeler à la violence ci moom moo taal kër El Hadj Diouf taal kër Birima Ndiaye taal kër yaay Antoine Diome taal kër yaay Mansour Faye taal Auchan yëpp taal yi attaqué RFM taal oto Macoumba Bey taal oto Ndiaga Ndiaye attaqué TFM fekk fa ay yore seen i fetal pour dóor ñooñu génn seen i gon ñu daw Sénégal kay benn bandi la am Sonko la tudd Sénégal benn voyou la am kii rey nit mooy voyou man sama kër xam naa ci dara mu naan ay nervi duñu nangu nervi yi waa nervi yi dañoo taal sama kër est-ce que samay nervi lañ Macky Sall moo taal sama kër Macky Sall moo yónnee ay nervi ñu taal sama kër taal kër Gorom Saint-Louis taal kër ministre intérieur am Antoine Diome taal kër Birima Ndiaye Sonko yaa mën a fen Sonko yaa mën a fen nga mën a nëb xale bi